asalaamaaleykum chers téléspectateurs GTV comme niñ ko defee golf jóge nañ golf Ahmed Aïdara def na votom Lat Diop def na votom Aliou Sall def na votom les leaders yi nga xam ne naka nañ côté golf gi def nañ seen kon ñu ngi fii ci Pikines nag di bokk ci Wakhinane Nimzatt duñ def lu dul ñu dugg ci biir xool gars yi ni ñuy voté def ay quelques interviews yéen téléspectateurs yi yéen nañ fi nekkal di ngeen am lépp à travers GTV. maa ngi ci kawam on est ensemble jaajëf waay gars yi. donc ñu ngi noonu di dugg Pikines ci xool ak sama frère sama copain tey mu nekk koo xam ne liggéey na liggéey bu am solo ak candidature am muy Diadji Ngom donc ñu koy tàllal suñu micro di ko laaj tey naka nga gisee militants yi est-ce que tamit amul ay manquement wala ay défaillances yu xam ne commencé naa feeñ ci vote yi ak yéen seen contrôle lan la leen joxagum. mën na ko si vraiment jaaragum na yoon moom parce que nit ñi moom respecté nañ ko amul embouteillage boo xamante ne vraiment dina sonal nit ñi wala nga nekk fi di ruube loolu yëpp yàlla def na amagu ci vraiment ñu ngi koy jaarale ci yoon waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. am ngeen yaakaar seen leader gars yi dinañ ko voter. non loolu moom werante wuñ ko sax suñu leader moom am nañ ci moom confiance bu baax vraiment waa koñ bi jàpp nañ ci vraiment ñëpp a ngi ci taxaw waaw képp koo xamante sama nit la doo ruubee doo yàq doo def dara dañ ko teg ci yoon te ñëpp buñ ko jaareele noonu mu jaar yoon yaakaar naa benn problème du am ci vote bi incha allah. muy Oussou Dia di nekk nit koo xam ni mën nañ taxaw dëggal ni liggéeyal na APR liggéeyal na Benno Bokk Yaakaar muy ku digne resté toog calme defal na lu ne parti bi. tey lan nga mën a wax askan bi lan nga ñu mën a wax ci loo xam ne vote bi moom la ñëpp bëggoon muy vote boo xam ne day nekk vote boo xam ni day nekk vote boo xam ne population bi ñooy falal seen bopp bu njëkk ay conseil ñooy fal lan nga mën a wax tey ci à travers GTV 112 lan ngay ñaaxaat les yow say militants lan ngay wax population bi ci vote yi ci élection yi ñu jëm. bon ginnaaw bañ leen nuyoo di rafetlu élection yi ni mu doxee suba ba léegi vraiment di sant nag population Wakhinane Nimzatt gépp waaye nag di sant aussi président Macky Sall ndax nag ku ne xam na ne élection ni mu daan demee da ngay fal ay conseillers yi wàññeeku dem voter seen maire kon ci mandat président Macky Sall bii la jox population bi seen liberté ñu tànnal seen bopp maire ñu choisir seen bopp maire kon loolu vraiment ñu ngi koy rafet du ko sant bu baax di santaat aussi population Wakhinane Nimzatt yëpp di sant aussi coalition bi nga xamante ni mooy ëllëg Sénégal nga xam ne ñun ci la ñu bokk yow yaa ngi ci ëllëg maa ngi ci ëllëg Sénégal man maa jiite liste proportionnelle bi ci ëllëg Sénégal ba pare nag bokk nag APR nekk membre fondateur liggéey ci APR lu bëree bëri kon jàpp naa ne ñun tey bu ñu demee ba won Benno Bokk Yaakaar ginnaaw dem ci benn coalition am na lu ñu gis. loolu lan moo ko waral. waaw loolu li ko waral nag mooy li ñuy wax toujours maanaam politique bi ni ko nit ñi gisee tey maanaam base bi ci suuf moom mooy fal mooy folli te instant bi maanaam responsable yi nga xam ñoo ne ñëkk suuf base bi ñooñu kenn joxu leen seen gëdd kenn respecté wu leen kenn faale wu leen tey loolu moo waral ñëpp fippu dem taxaw dégg fas yéene jàkkaarloo ak coalition Benno Bokk Yaakaar bi voilà loolu bokk na ci. mais tey gis nañ sa militants yi ñoom ñëpp yaa ngi leen di indi pour ñu mën a voter seen coalition. d'accord comme ni ñu ko daan defee rek ci mouvement présidentiel bi yàgg nañ ko def te miin nañ ko aussi itam xam nañ ko ndax itam dañu bëgg aussi kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu ñuy jiite ñu fexe ñuy am ay responsable yu leen jege bañ leen ndax nag élection benn carte sax mën na am lu mu indi mais mën na am lu mu wàññi waaye bu fekkee ne ku ñu tudd rek nga ni bàyyi leen ko mu dem tekkiwul dara ku ñu tudd nga ne ko bàyyi mu dem tekkiwul dara loolu moo indi tey problème yii nga xamante ni monsieur le maire bi fi nekk tey muy nag nit ku baax muy maire sortant bi muy maire bu baax man awma ak moom benn problème te xam naa ni it yéenewul benn doomu aadama fii ci commune bi lu ñaaw wala lu bon mais nag staff bi ko jegee loolu mooy problème bi kon nag jàpp naa ni même bu fekkee ni moom gagné na tey war na tirer ay leçons yu bëri ci lii nga xamante ni tey moo fi jot a jaar ñun nag ñu ngi ñaan yàlla coalition ànd liggéeyal sunu askan bi dëkk bi yàlla jox ñu ndam loolu nag la ñuy ñaan Mamadou Yaya Ba yàlla teg ko fii ci mairie bi mu ànd ko coalition bi yëpp vraiment loolu daal ñu ngi koy ñaan sunu borom yàlla ñu ko yàlla defal te am nañ ci yaakaar nag bu baax a baax. macha allah waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax. waaw kooku sunu grand Oussou Dia liggéeyal APR lu rëy tey mu ber coalition am dem wax na li waral mu dem. kon Oussou ñu ngi lay bàyyi nga delluwaat ci liggéey bi. jërëjëf Guédiawaye TV Maxaali ak équipe bi nga. mbokku téléspectateur GTV 112 am mbégte bu baax a baax
ñii samay mbokk lañ ñii samay waa koñ lañ liñ ñu politique boolewuñu li ñu boole mooy defar gox bi te ñun ñëpp ay grand frère la ak ay grande sœur ak ay petite sœur tey nag élection yi juste pour njëkkante naka lañ mën a def pour defar quartier bi tey nag un grande dame jigéen boo xam ni sama grande sœur sax laa koy wooyee mu nekk koo xam ni lu coow bëri fu ma gis jox ma sama wàccuwaay loolu rek kum doyul Ismaïla tamit nekk sama frère donc Malal di sunu grand frère Racine di sunu grand frère donc c'est la famille kenn ku ci nekk da ngay xëccoo pour defar commune bi sunu position am nañ ko mais dignement ci suuf mais nag ñi ngi ñaan Guédiawaye gagné Wakhinane gagné tey élection yi sama sœur gis nañ ne élection yi wute na ak élection yeneen yi bii élection yi du conseiller mooy fal bii population bi le président Macky Sall ne wax ne na population bi falal seen candidat bopp tey lan ngay wax ci élection yi te gis nañ yéen ñëpp ay famille lañ fii ñi fi nekk ñëpp a xamante tey yan kàddu nga yëkkati ci élection yi ni mu mel te kenn déggu fi coow. waaw asalaamaaleykum Guédiawaye asalaamaaleykum Wakhinane Nimzatt di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan yàlla lu dul jàmm ko gën ne mbooloo mooy doole dama ne séntu asamaan jaru xëccoo du dañuy liggéey rek pour gox comme ni nga ko waxee du présidentiel du législative gox la dafa mel na nawetaan ak làmb ku nekk sa bëru koñ ngay faral lool kese la xàccandoo dóorandoo waa pour defar la kon est-ce que jar na xeex pour defar sa koñ la est-ce que jar na xeex est-ce que jar na xuloo ñun ñëpp on est ensemble duñu ay adversaire kër sax da ngay gis kii bëgg domadaa kii bëgg suppu kànja kii ne du ma lekk suluxu mbalax fekk kee suluxu la gën a bëgg kon nag ñoo bokk suñu lépp nañ àndandoo lii day jeex jaru xastante jaru xiiroo jaru ŋaayoo na ku ci nekk tuddante nañ ay doom mayante nañ ay njëkke lu mënta xew di tukkuloo di wax jam ak jamalun lu neex ak lu naqari dëkkandoo ngay njëkk a gis Cheikh Ngom yàlla na ko yàlla xare àjjana ak Mamadou Mamadou Thieno papa yi Racine Talla yàlla na ko yàlla ay mbokk lañ Modou Mamour rakku Jaaji ak El Hadj Talla conseiller premier ministre Boun Abdallah ñoo bokkoon classe kon ñun ñëpp c'est la famille ku ci nekk yaa ngi fréquenté keneen comme li ma la wax ku nekk yaa ngi fréquenté keneen ma xaali comme li ma wax asamaan saa ngi nii jaru xëccoo jaru tëb nañ ànd nekk benn bañ a xasante amul sens dañuy tasewaat comme li ma wax xàccandoo dóorandoo mën nañoo nekk ku nekk féete fene après ñu dajewaat liggéey lan moo ñu ñor du liggéey Guédiawaye keese marché bi ñuy nduggee leer na église bi ñoo bokk lépp on est ensemble waaw kon ñi ngi nuyu ñëpp ginnaaw Go Faty moom wax na lépp loolu la rek comme di wax rek nit ñi dañoo ñun ñëpp dañoo dëkk Wakhinane Nimzatt suñu maire am ay projet yu ñu war a àggale dañ koy ñaanal rek incha allah ndam bu sedd gu yu ñu continuer sunu mébét rek Guédiawaye jëm si kanam loolu rek mooy sunu yitte jëmale Wakhinane Nimzatt woo gaa yëpp ñu gouverner ensemble. merci. ok mi ngi noonu maire bu gouverner gaa yi ñun ñëpp ñu gouverner donc ñu ngi woo ñëpp di dañuy jël benn nit koo xam ni da doon vote ñu bëgg ko laaj naka la gisee vote bi. grand tour bi naka la. waaw Malick Ndaw la. Malick Ndaw naka nga gisee tey vote bi. ñoo ngi leen di siyaar bu baax waa Guédiawaye TV. di kontaan bu baax a baax si wotu tey bi. wax dëgg fi yàlla bureau yi ñi ngi wat si jàmm bu baax a baax fii surtout ci Pikine Est bi. wax dëgg fi yàlla yéex na nag lool mais nag sant yàlla bu baax nañ ko wat si jàmm rek xam ne wat bii ñuy wat tey watu gox la quoi du watu présidentiel du watu dara watu suñu gox la que ñi ñëpp ñoo ko bokk. que le maire gañ ku nekk nag am nga droit faral ka la neex mais nañ xam ne su wat yi jàllee ñun ñëpp ñooy bokkaat nekk Guédiawaye. gisagoo leen fi benn problème. wax dëgg fi yàlla fii moom ci Guédiawaye Pikine Est gisaguñ fi benn problème nit ñi ñoo ngi wat ci jàmm li ñu ko bëggee ñoo ngi koy doxalee noonu ñoo ngi mat a sart ñëpp ngi takk masque yi ñi ñaan yàlla daal yàlla na passé si jàmm ki gën ci ñun gagné jiital ñu suñu Guédiawaye booba du am benn problème wax dëgg fi yàlla kontaan nañ bu baax di kontaan tamit ci Guédiawaye TV ci kaw ci kanam. merci beaucoup. ñu ngi ak Mamadou Lamine Seck ki nga xam ni mi ngi nekk fii ci place yi Mamadou tey vote yi démarré na ñu war a tabaat maire bu bees. wala ñu bàyyiwaat maire bi fi nekkoon tey lan ngay wax ci élection yi. waaw élection yi li ma ciy wax mooy ñun wootewul nax kenn dañuy woote nax suñu quartier. waaw pour développement am. waaw te man dama gëm ni développement bu waree am waruñoo xaar ba élection ñuy financer nit ñi. di leen jënd man gëwuma loolu. li ma gëm mooy lan. nan bàyyi nit ñi seen conscience. parce que ñi fi liggéey xam nañ leen. ñi fi def teraanga xam nañ leen. ñi bëgg seen réew avancé xam nañ leen. kon nan bàyyi nit ñi ak seen conscience. ñu woote ki leen neex. ki leen yiiteel. ki nga xam ne am nañ ci moom yaakaar buñ ko falee avancement ni na am.
jërëjëf mbokk yi dégg ngeen kàddu yu fort la wax li nga xam ni moom la citoyen di wax. téléspectateur Guédiawaye TV am mbégte bu baax di remercier Ahmed Choy moomu nekk ci oto bi ak Dora di remercier Guédiawaye yëpp tey ñu ngi ci élection locale ñëw sama commune muy école 23 école 23 nag yàgg nañ fi voté école 23 nag nekk na école boo xam ni bokk na ci ñi yàgg a tabb maire Wakhinane Nimzatt waaye duñ def lu ñu dugg ci biir rek xool askan wi ni ñuy wootee xool population bi kan la ñuy tànn jiital ko ci bopp maire Wakhinane Nimzatt ñu dem. chef na ngeen def asalaamaaleykum mbokk yi safo seetaan Guédiawaye TV lii sama waa koñ la ñenn ñi samay waa koñ la am nañ benn booy ñu ngi koy gis mu ngi woote di wuyu booy yéen a ngi ci élection yi lan ngay wax. asalaamaaleykum. lan ngay wax ci élection yi. ah ça va lépp a ngi jàll comme niñ ko souhaité ah. voilà ñëpp ñu ngi koy teg ci yoon. waaye yéen a ngi xool choix wu bon maire. oui ñu ngi xool si choix yi quoi ñu ngi xool si choix yi kon ko tey moom dama ñëw dama siégé. voilà tey ban parti nga siégé. waaw ëllëg Sénégal laa siégé. ëllëg Sénégal voilà. waaw yal na yàlla def Yaya Ba quoi. waaw yal na yàlla defal li gën. amiin merci beaucoup. mais mbokk yi ñu ngi noonu duñ yàgg fenn suñu benn grand frère a ngi nii. salaamaaleykum. maaleykum salaam rek. grand ça va. ça va sant yàlla wér rek. grand ko xam école bi cosaan la ci vote. tey yéen en tant que yéen ñi xam ne yéen a ngi vote lan nga yëg. man de lu ma yëg changement laa yëg parce que ñun fi nekk nii Guédiawaye dara doxu dara doxu fi. bari na ay agresseur dégg ko bari na ay sàcc sama waay lumière yi doyut dégg ko fi mu nekk nii ñu ngi nii ci loo dox ci joor ngay jox te loolu xewi na léegi. voilà dañu bëgg nag maire boo xam daf ñuy jàpp daf ñu ay canalisation pour tour ndox ak ay tali karo loolu la ñu soxla waaw. ak sécurité bi waaw. kon daal yaa ngi préparé. noonu sunu grand frère la kooku nga xam ne am na candidat gis nga jigéen ñaa ngi ne di wote gaa yaa ngi tabb seen candidat monsieur le maire. allez merci ziar nañ. ziar nañ. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. naka élection yi sonn ngeen. sonn nañ mais jar na ko. waaye. parce que taxawal sa commune jar na sonn quoi sinon da ngay sonn ci leneen lu amul njariñ. école bi yàgg nañ fee fale maire. tey vote yi dafa am changement. bii par raw gàddu la bu njëkk conseil fal. bii fal nag askan bi ñooy falal seen bopp. tey lan ngay wax ci vote bi ak bureau de vote yi ak ñi leen chégel lan nga gisagum ak loo ñuy résumé ci Guédiawaye TV. bon Guédiawaye TV commencé sax pour féliciter leen jaajëfal leen parce que ñu nga xam ne ñu présent leen ci département bi ñu présent leen ci commune bi. di def liggéey bu mucc ay bu am solo. loolu c'est pour vous remercier et vous encourager. Cheikh nuyu naa la. pour nag vote bi nu muy dérouler li ñu constaté mooy tey démarrage bi dafa xaw a yéex. parce que 9h la ñu démarré. te ñu ngi doon calculer démarré 8h mais yooyu day am. loolu lu ko waral. parce que day am ñoo xam ne dañuy yéex a ñëw. wala ñi siégé. voilà dañuy yéex a ñëw moo xam siégeants yi la wala waa Sénat wala yooyu mu am bureau de vote yoo xam ne tamit il faut ñu constater ne bulletins yëpp ñëw nañ bulletins yëpp mat nañ pour ñu soog a commencer parce que mënoo commencer te benn candidat ay bulletins am nekkuñu fa wala matuñu. moo taxoon ñu doon xaar ba lépp nekk en ordre ñu soog a commencer. faute bi kan la ci préfet la wala ci sous préfet bi. parce que loolu man mënumaa jàpp ne faute bi foofu la parce que ñoom. joxe nañ matériel bi dafa fanaan si sous préfecture yeeg. est-ce que ci candidat kon ci voilà mun na nekk ci pas candidat yi parce que candidat yi amuñu leen luñ ciy def candidat yi li ñu am mooy. mais léegi dañu dégg nga ni am na ci ñoo xam ne ñooy siégé te bu ñu yeexee tamit dañuy téye vote bi ba ñëw. voilà non siégeant bu ñëwul. du tere ñu démarrer parce que dañ leen jox heure. mais su fekkee ki nga xam ne moo gérer centre bi joxewul ordre pour ñu démarrer parce que constaté na bulletin yi matul wala am na ñoo xam ne seen présence c'est obligatoire. il faut mu xaar ko. loolu moo ko taareeloon mais à part loolu lépp mi ngi déroulé normalement. El Hadj ànd nawle ci benn mouvement boo xam ne tey dafa nekk ci coalition yaakaar naa. waaw ñun ñooy représenté le directeur de campagne de ànd nawle ànd liggéey. sunu tête di Serigne Fallou Diouf. dañu am lu ñuy déplorer nag. déplorer nañ ko au niveau de l'école 19. te ñu ngi koy déplorer waat fii. mooy sunu bulletin yi dañ koo dëpp. te loolu dafa ñaaw. xam ne xale bi jeune la. le plus jeune maire. il n'a même pas 30 ans. il est ingénieur en énergie renouvelable. boo njortee ni kii dala war a daaneel tax nga koy def loolu dafa ñaaw.
en tant que élection yoo xam ne élection locale la nga jël xale bu ndaw boo xamante ni maanaam expérience xale bi xam-xamam la demee ak ses propres moyens gerul kenn joxul kenn 5000 joxul kenn 10 000 ñu dem ba toll fii ñu jël xale bi bëgg ko faagaagal. bi bu ñëwee école mais loolu président de bureau de vote bi am na fiche boo xam ne da ciy remplir lépp luy problème dañ ko fay remplir. tey man ma yaakaar ni foofu taxaw ngeen foofu pour mën a joyantal seen. waaw xam nga def ci am loo xamante ni bu xasee ba rëcc la say chance mënatul bëri mooy lu mel nii mooy école 19 moom bi mu duggee la koy doog a gis ñun ñu daw ñëw fii école 23 gisaat lu mel noonu dañuy leer ni bu ñu demee Xaalima Jaxate Kala looloo fa ne mais politique bi dafa salte neexul ba neexul mais lii dafa ñaaw. léegi lan nga bëgg a wax téléspectateur GTV. waaw xam nga li ñu naan better late than never mieux vaut tard que jamais. nañ ko defar léegi nii. donte nag même buñ ko defaree les chances seront minimes. Serigne Fallou xale la bu ndaw juddoogul xale ingénieur xale maire mais buñ bëggee ñi fi newoon ñu tegaat leen fi ba tey def seen yi dafa ñaaw lii rafetul. sama frère. avant tey ban lecture ngay defa góom ci. vote bi nga xam ne c'est la première fois Sénégal di ko voté fii ci élection locale c'est la première fois nga gis genre vote bi vote raw gàddu bii nekkatul jënd ay conseils bii moom population bi ñooy tabb ki leen neex tey lan nga yëg waaw mais lii déjà population yi génn nañ école 23 population bi génn nañ boo xoolee ni ñu ko foogee woon taux d'absence bu ñu yaakaaroon dana am am aussi nit ñaa ngi génn te majeure partie ay jeunes lañ ma lay wax ni esprit yi mi ngi commencé changé esprit yaa ngi commencé changé parce que ñëpp xam ne enjeu bi élection yi comme ni ko raw gàddu la ku la rawee benn voix rawee gagné te ñëpp xam ne enjeu moo booy dañoo mobiliser génn te dañuy voté en masse. am ngeen yaakaar ni vote bi dina jeex balaa 18 heures bon parce que fii xaw na yéex a commencé nag am na retard tuuti retard une trentaine de minutes te nit ñi ñëwaguñu boobu ni tey ñi instant bi ni ñu après midi la ñuy ñëw maintenant nag fii ba 18 heures moom bon mun élection yi mun na yem 18 heures que mun nañ ko prolonger ça dépend nag si affluence wala décret préfet mu si génn pour ñu prolonger ko mais normalement balaa 18 heures di war na mun jeex. ok afa mbokk yi chers téléspectateurs GTV 112 am mbégte bu baax jàkk ñoom di waajal fal seen candidat waa delloo buum ca mboy ba waaw yéen moom deuxième ngeen di laaj donc tey gis nañ vote bi wute na bu njëkk conseil ñooy dem ba ci biir tànn seen maire mais bii pas population bi ñooy tànn seen bopp vote yi yéen en tant que les militants en tant que yéen ñi nga xam ne da ngeen a bokk ay coordonnateur ngeen tey ban sensibilisation ngeen def population bi nga xam ne comprendre ñu vote bi ak vote bi naka ngeen jàngatee vote bi tey bi mu commencé dérouler depuis 9 heures. voilà asalaamaaleykum maa ngi nuyu bokk Guédiawaye yëpp di nuyu suma xarit suma soppe Guédiawaye TV bi xam ne am na solo GTV di nuyu suma xarit ma xaali di nuyu suma cousin El Hadj maa leen di bëggee bu baax di leen sant di leen gërëm di wax ne ñun moom xam nga ku xam benn coalition benn bokk xam ne coalition bu mag la macha allah coalition bu 2012 ba léegi nii tàmm na élection nu mënta ñëwee rek moom prépare na ko en conséquence woo nañ suñu militant donné ay série de formation on a formé nos sièges pendant 2 reprises suñu biir dugg nañ sensibiliser nañ ñi wax leen ni ñuy voté wax leen ni muy déroulé ba macha allah amuñ ci benn jafe-jafe bi ñu ñëwee nag am na ñu doon lappe ci suuf di jéem a saboté mais ñun on a déjà conscientisé nos militants on a déjà conscientisé nos sièges en les disant que ñun borom takk du xeex ak borom baatu neen parce que ñun xam ne le bon ñoo téye le bon bout amuñ benn stress amuñ dara non bu wax nga tudd ne Guédiawaye yëpp fii moom xoolal fii xoolal non dama ne gars yi buñ sëlëm kenn nañ daan rek bàyyi mais buñ sëlëm non bàq naan yàgg na bal ba tàkk na yàgg na duñ morom ñoom xam nañ ko sax seen biir bañ xëyee dañoo ñàngal mais léegi ñu commencé sotti ndox mu sedd di masla waaw Allahu akbar waaw bal ba tàkk na mais bu fii tuuru woon nga waaru si yàlla waaw mais monsieur le maire tey yaakaar naa ci CG yi amagoo leen benn problème ci seen bureau de vote yi. benn jafe-jafe macha allah suñu représentants yëpp ñëw nañ booy ñëw nañ 7 heures fi leen fekk ñu ñëw toog waxtaan macha allah ñu leen wax yëpp consigné nañ joxe ñu ko respecté à la lettre ñu ngi ci bureau yi di liggéey amuñ benn stress doon nañ leen kii ku soxla sa man maay mandataire man mi di wax ak yow école 23 suba ba léegi ñu ngi ànd en parfaite collaboration avec nos sièges avec les présidents des bureaux de vote amuñ benn problème wax dëgg yàlla tout est ok macha allah accusé nañ un peu de retard nag parce que on a commencé les votes à partir de 9 heures moins le quart lañ commencé mais loolu amul solo parce que lépp macha allah jaar na si yoon ñu ngi dem amul incident amul dara ñëpp ñëw nañ ñu ngi wate si jàmm ak salaam ñu ngi naan nag ñëpp génn wate si ñu xam ne l'essentiel a été fait ñu fal suñu maire Racine Talla mu continuer liggéeyam ku nekk xam ne engagement am ci commune bii léegi nag gars yi ñu fi di coow yëpp nag xam nañ ne sax ku nekk xam nga ku la man waaye nag on est en démocratie mu nekk am nga droit bàkku mais nag li leen baal
mais ku ne xam ne Balla Gaye ci làmb ak Yaaw Jaal tuutam du benn wasalaam sa kanam à 18h. waaw mbokk yi ñoom ñu ngi joxe rendez-vous le 18h ñu jël seen delluwaat seen maire ci mboy ga donc duñ def lu dul ñu dem. maaleykum ñi ngeeg ki nga xam ne mooy responsable tekki di Saliou Diaw tey ñu war ko tàll suñu micro laaj ko ci raw gàddu bi nga xam ne tey muy élection yoo xam ne c'est la première fois Sénégal di ko def muy élection yoo xam ne mën nañ ni compliqué na mën nañ ni compliqué wul donc mu nekk koo xam ne ko engagé la pour waxi naan Saliou Diaw ñu tàllal la suñu micro Guédiawaye TV yàgg min nga ko sa télé la. Guédiawaye TV suñu télé la. nga nekk ci département bi di liggéey bu am solo pour commune bi vraiment donc ñu kontaan ci bu baax responsable yëpp xam nañ la donc vraiment ñu lay féliciter di lay remercier bu baax donc comme ni nga waxee man maay Saliou Diaw man maay responsable tekki au niveau de Wakhinane Nimzatt je suis aussi le représentant du CRD au niveau départemental ñu ñoo coalisé ak PDS mu joxe coalition Wallu Sénégal donc élection yi donc liggéey nañ ci liggéey bu am solo donc depuis campagne métti woon na lool financièrement physiquement moralement donc on s'est tout donné sonn nañ trop vraiment mais suñ commune moo ñu ko jaral on veut le changement moo tax lépp luñ ci def tey nekkul lu ñu rëccu te vraiment on a vu que ni commune bi génn nañ te liñ gis ci élection locale yi mosuñu ko gis vraiment ñëpp génn nañ en masse donc lii rek ça veut dire que ni commune bi pare nañ pour à ce qu'il y ait un changement donc nag vraiment dal na xel luñ gis te gëm nañ ni incha allah rabbi raw gàtt la amul second tour comme ni nga ko waxee léegi donc vraiment incha allah yaakaar nañ ni fii ak ci kanam incha allah lépp dina leer te gëm naa ni incha allah coalition Wallu Sénégal bii ñu bokk dina ci génn au premier tour incha allah. fii kan moo fi nekk candidat bi. Dame Fall mooy suñu candidat moom lañ jiital au niveau communal. Pa Ndiogou Dieng niveau départemental moom lañ jiital. ok est-ce que amagoo leen benn manquement wala jafe-jafe boo xam ne ci organisation élection yi ay jafe-jafe la yu jëm ci seen coalition bi. non en fait depuis démb ñi ngi woon di coordonner ak les siégeants yi concernant ñu war a siège ci bureau yi mais vraiment après gis nañ ni vraiment lépp mujj na mat amul suñu benn bureau boo xam ni amul siégeant donc loolu aussi nekk na ci organisation loo xam ni donc lu ñu rafetlu la ñu si sant yàlla bu baax a baax aussi quoi parce que y a des coalitions yoo xam ni donc am nañ ay manquement ci seen ay bureau donc dugg naa man aussi je suis le mandataire ici man maay responsable siégeant yi nekk fii yëpp donc moo tax à chaque fois damay dugg ci bureau yi à chaque fois ma gis manquement di contrôler di ko signaler fexe lépp jaar ci yoon pour incha allah ñu am élection yu libre et transparente. merci beaucoup samay xarit ci sama koñ bi nga xam ne man moom laa xam xaw ma feneen tey ñu ñëw ñoom it di chaise nekk tamit ànd ak sunu ki nga xam ni responsable la muy Papis nekk koo xam ni développement Wakhinane dëng moo ko ñor ak gars yi ñoom Mama ñoom Do ñoom Jibi Ndiaye ak Dame donc seen lépp ñu def ko pour seen un bon candidat boo xam ne dañ koy présenter pour kàlla loxo sunu coordonnateur sunu xarit Papis tey yaa ngi fii toog di xool contrôler affaire yi balaa benn défiance di am ci vote yi parce que du ñàkk nga gis ay nit ñoo xam dañ fiy ñëw pour jënd yenn militants yi nga xam ni di leen ger donc tey lan ngay wax Guédiawaye TV lan ngay wax tamit population bi. avant tout maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu seen presse bi Guédiawaye TV la maa ngi leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm gis nañ seen taxawaay avant campagne bi ak ba campagne bi lépp gis nañ seen taxawaay macha allah seen liggéey rafet na macha allah ñoo ngi kontaan di feddali suñu collègue ak yéen di wax liggéey nii la ñun ay ndaw rek gën leen yokk góorgóorlu ñoo ngi leen di suivre bu baax a baax li ngeen def lépp macha allah ñëpp ngeen yemale candidat yëpp ngeen yemale ñun gis nañ loolu waaw te ay maigre moyen ngeen yor yàlla na leen yàlla jàppale et puis tamit autorités yi war nañ leen gën a tàllal loxo jàppale leen parce que daanaka ñu ne yéen ñoo bokk liggéey ñun ay opposant lañ parce que ay yoruñu dara mais tamit yàlla moo ngi fur ñëpp waaw di nuyu sama frère yi ma nekkal fii nii yëpp di wax man candidat laa woon comme ñëpp mais picc yi bu ñuy naaw foog am benn bi jiitoo puisque moom la yaaba suñu camarade la tamit ñun moom lañ mujjee choisir mu nekk suñu tête de liste ànd liggéey suñu dëkk waaw te et puis jeune la et puis président Macky Sall dañoo waxoon jamono bi ñu nekkee benn bokk yaakaar mandat bi mandat jeunesse bi la waaw mu ñëw tegal ñu fi koo xam ne dafa retraité presque ay 70 ans comprends nga comme ñoom peut-être ñoom gëmuñu jeunesse bi à 100% mais nag il est temps ñun ñu def le changement waaw bii moo gën a jafe xam nga bii moo gën a jafe parce que tam nit ñi dañoo naqaree waxtaanal nit ñi dañoo naqaree xam nga pour nga communiquer ak ñoom dara yombut parce que souvent dañuy am ay fausse information puisque président moo ñu tànnal lii ne askan wi yéenay tànnal seen bopp seen maire comme que le maire gañ la parce que bële dañ daan làqatu xam nga li jël ay nit
am lu mu fa demee mais cette fois-ci population bi ñooy tànnal seen bopp mais élection yi ñun niñ ko gisee nii wax dëgg yàlla lépp macha allah baax na léegi il est temps population bi ñoom ñu jël seen i matuwaay te xam ni maire ku nekk yaa ko war a tànnal sa bopp ñun nag élection yi moom ba mu xëyee fii fa tey ñun jàmm la ñu woote te bëgg nañ gañe gaay yi si jàmm ak salaam. ci 23 problème bi fa amoon ñoom Benno Bokk Yaakaar maire bi lañ jël bëgg ko voté loo te maire puisque gumba la am na ko mu àndal ñoom ñu jël ko bëgg ko tànnal bulletin gars yi dal si kawam loolu mën li woon coow bi fi am. à part loolu non amul beneen coow parce que fii xamante ne ñun ñëpp waaw man li may wax leen la rek comme li président Macky Sall d'abord nuyu naa leen sax yéen Guédiawaye TV di la ziar bu baax a baax di la wax ak sa gars yi nga àndal nuyoo bi nga jottali leen ko quoi équipe bi waaw ñoom ñëpp ci biir. léegi man leen daal moo ma ñor te loolu moom dama koy bëgg di faral di wax mais sama gars yi des fois dañ naa ma yow ñëw micro doo wax affaire yooyu mais tey moom dinaa wax li may wax leen rek comme président dafa wax mandat bi mandat jeunesse la mairie gox yi tamit affaire jeunesse la ñun dañoo bàyyi suñu lépp man maçon laa sama damaa bàyyi sama lépp ñëw jàpp ci candidat Yaya Ba Racine nag merewuñu ko ci dara xam nga liñ ko mere leen rek Guédiawaye def surtout Wakhinane Nimzatt bi dañ ko war a liggéey ñun liggéey lañ xam quoi xale ñoo yor réew mënoo nekk ay mag yoo xam ne mag yu am ay 60 ans ñii am ay 66 ans ñii am ay 50 ay 60 et quelques bëgg a jiite ay xale yu ndaw yu am ay 20 ans ñii am 30 ans ñii 40 ans nga ba leen jiite ba kañ affaire bi dafa yàgg il est temps nag ñu changé maire yi ñuy wax li waykat yi naan maire xale il est temps ñu changé xam nga suñu changement dafa jot te nu ñu mën a changé mooy xale yi ak mag ñi ñëw jàppale xale yi. xam la mais su dee lii 1960 ba léegi ay mag di jiite ay xale loolu dafa war a jeex ñun école bi lañ jàngee 6e ba génnee fi xam la mag ñi fi newoon ba tey ñu ngi fi mënuñoo pousse mënuñoo passe il est temps ñu changer leen. te bu baax tax ak sunu grande sœur wala sunu sœur nekk koo xam ne jàmbaar la boo xam ne duñ ko présenté muy Fleurette nekk koo xam ne mi ngi nekk ci Benno Bokk Yaakaar nekk koo xam ne nag dafa ñëw fii pour saytu élection yi xool ba xam seen militant ñi ngi duñu am ay jafe-jafe xool seen mandataires yi ba xam duñu am jafe-jafe mais du ñàkk nag ñu taalal ko sunu micro laaj ko élection yi nga xam ne am na différence ak par rapport ak yeneen élection yi ñu bëgg a xam raw gàddu bi c'est compliqué pour expliquer les militants ñu bëgg a xam tamit problème yi ba xam dalu leen fii comme ni muy dalee yenn ñi est-ce que vote bi mi ngi jaar yoon ak vote bi ban leçon nga ci tiré gum ak lan nga gisagum ne mi ngi féetee gum seen côté. asalaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp man la Florence Mendy dëkk fi Wakhinane di représenter mouvement bi ñuy wax TER tous pour l'émergence républicaine. di nekk un mouvement bi nga xamante ne c'est un mouvement à majorité catholique mais il y a des musulmans dedans parce que ñëpp la ñu invité képp koo xamante ne Sénégal yitteel na la rawatina sa ville Guédiawaye mais gox bi nga dëkk ndax tey jii gox la ñuy wax. ma nekk nag ci ginnaaw maire Racine Talla avant les élections présidentielles yuy passé ñu nekkoon mouvement de soutien mais gis lu muy def par rapport à sa commune mu doy ñu. ñu daal di ànd ak moom booba tey nag di cheminer ensemble surtout dans la paix tey nag ñëw naa pour xool si samay militants suñuy militants ci yan conditions la ñu nekk mais ginnaaw yàlla sant yàlla bu baax a baax parce que tout est passé comme ni ñu ko bëggee mooy dans le calme dans la sérénité vraiment ñi ñaa ngi voté sans problème yëgaguma benn yoon boo xamante ne ñu ngi xiiroo ñi sori ñu ngi leen di jël di leen jël si di leen yóbbu mag ñi ak femmes enceintes yi ak les malades parce que tëdd nañ mais bëgg nañu voter parce que ñëpp a bëgg changement mooy ñëpp ku nekk changement ou bien continuité ci ki ngay àndal ñun ni on lutte pour la continuité pour la personne. parce que mandaam doy na leen. mandaam doy nañu. gis nañ ñu def te dañoo bëgg loolu ñu renouveler ko. te loolu yaakaar lañ ci am te gëm nañ ne dina def plus. et c'est ce qu'on attend de lui. voilà looloo tax tey jii. am ngeen programme yoo xam ne bu ñëwee. bien sûr yenn manquement yi ngeen mën ko matal. surtout parce que programme bi eggul. parce que bëri na ci tey jii jeunes yi ñu ngi soog a yeewu. soo xoolee caravane bi ñu def barki démb avec lui. vraiment il y avait pas bu njëkk ba jeunes yi daaw ñu génn mais tey jii ils sont conscients. parce que d'habitude dama naan il faut rapprocher la personne pour savoir qui il est parce que daawuñu génn xamuñu ko parce que jegewuñ ko te nit ki boo ko jegewulee de loin mënoo xam kan la c'était la même chose pour nous dañoo jege Racine soog a xam qui est le vrai homme voilà te vraiment li muy liggéey mu am ci Pastef mais surtout li may gën a wax moom il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit musuta wax kàddu
wàcc ci dina ko topp ba mu jeex te lépp lu mu wax da koy def loolu rek doy na te parce que day sàmm coloré. merci beaucoup voilà merci beaucoup. di jàmbaar yàgg liggéey yàgg xaarul góor xaarul kenn di liggéey pour gox bi di liggéey pour këram di ko ñaanal tamit bonne chance. merci beaucoup. ok téléspectateurs yi bu ñëwee dañuy jël parti yi dañ ciy boole mouvement yi nga xam ne ay mouvement de développement lañ te gox bi rek moo leen ñor grand ñu présenté ñu mouvement bi wax ñu tey seen taxawaay ci élection yi. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di leen wax am nañ contentement baas ci li ngeen ñu teewal bon man maa ngi tudd Abou Ndiaye waaw dëkk fii ci Guédiawaye gi ñu ngi ñëw pour représenter bi mouvement bi nga xamante ne mooy Gamar te Gamar buñ ko waxee lan mooy signification bi. Gamar groupe d'action la pour une majorité républicaine Gamar dafa jug ci ay développement yoo xamante ne dañ ci ànd ak suñuy leader yoo xamante ne ñoom dañu taxaw di jàppale jeunes yi nga xamante ne ñi amuñu travail ba ci ñu am travail sax ndax liggéey la bon ñun nag lenn rek moo ñu tax a jóg ndax suñu leader di Alpha Sidibé moo doon directeur inondation bi bon ñun dañuy jóg pour jàppale képp ki nga xamante ne taxaw nga pour ànd ci mouvement bi ànd ak ñun ci liggéey bi ndax ñun développement la ñu wax développement la te bu ñu nee développement lu bëree ngi ci moo tax tey jii ñu ne fa ñëw tax ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy Gamar. tey da ngeen ànd ak benn leader di ko supporter pour mu jël mairie bi wala. non ñun moom groupe développement la. ànduloo leen benn leader que le meilleur gagne. ànd ñoo beneen leader. groupe de développement la. ñun développement moo ñu tax a jóg. waaw tey nag ngeen jàngee élection yi nga xam ni raw gàddu la. ah macha allah dañ naan rek que le meilleur gagne. que le meilleur gagne. te képp ki nga xamante ne. yàlla jox na la mbir mi na nga fexe tamit ba jàppale commune bi nga nekk jàppale gox bi te xam ne yàlla yow la dénk mbir mi waaw. jox ñu sa numéro téléphone. ay fii. tur bi naka la. Mariama Diallo. Mariama Diallo tey lan nga gisee élection yi. élection yi xanaa am contentement rek. gis taxawaay bi fii gox bi yëpp génn nañ femmes yeeg jeunes yëpp génn nañ. pour jàppale seen leader jàppale seen maire. naa ci contentement mu trop. jox ñu numéro téléphone bi. 78. 131. 36 56. ok Guédiawaye TV ngi lay jaajëfal. jërëjëf waay. ok merci beaucoup. ZTV 72. Le Sénégal en image.